السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. نيجي سانت بروم بي سبحانه وتعالى di julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaamu ala ali. di leen wax mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel ci iidul fitr
di leen ci baalu xaq di leen baal xaq di leen wax taqabbalallahu minna wa minkum yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala nangul suñu koor yàlla na borom bi def fekk daje nañ ak laylatul qadr lépp loo xam ni dig nañu ko ci guddi gu sell bu màgg boobu yàlla nañu ko borom bi defal mu mel ne mbokk yi kon ñu ngi bàyyeekoo ci weer bi gën a màgg ci weer yi muy weeru koor shahru ramadan al mubarak mu mel ne ci weer boobu dañu feddaliwaat li nga xam ni mooy miisaaq buum bi dox suñu diggante ak suñu boroom subhanahu wa taala te miisaaq boobu nag kóllëre boobu nag du leneen lu dul ci ñaari keno rek la tegu mooy sami'na wa ata'na dégg nañ topp nañ kon dafa mel ne boroom subhanahu wa taala mu ne ñu na ngeen woor ñu ne ko dégg nañ topp nañ ñun ñëpp ñu jéem a joxe koor googu yal nañu boroom subhanahu wa taala toppee sunu yéene ban ñu toppee sunuy manqué Frères et sœurs en islam, à l'entame de ce sermon, nous sommes heureux de vous souhaiter les meilleurs vœux de Ramadan, un Ramadan accepté par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La pratique du Ramadan, mes frères et mes sœurs, en islam, ce n'est rien d'autre qu'une forme de renouvellement de cette alliance fondamentale qui unit le serviteur à son créateur subhanahu wa ta'ala, à savoir l'écoute et l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de pratiquer le Ramadan. Nous l'avons pratiqué autant que faire se peut, avec beaucoup de manquements, beaucoup d'insuffisances, beaucoup d'imperfections. Mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne regarder que notre intention et de ne pas regarder nos insuffisances. mbokk lislaam yi mu mel ne jarul xeeb de misaaq boobu ñu wax buntu texe am jàmm ci àddina am dund bu dal ci àddina mucc ci sawara dugg aljanna yowmal qiyaama moo ngi tegu ci sami'na wa ata'na dégg ak topp ndax boo seetee ba seet ngay jàng alquran di nga gis ni lenn rek moo sànk iblis mooy bañ a taxawee dégg ak topp ndax ba ko borom subhanahu wa taala waxee sujjootal aadama waruloon seet lenn lu dul ne ndigal bi mi ngi bàyyee ko ci borom subhanahu wa taala la ca waroon nekk tontu mooy lan mooy topp ba mu ameewul boobu taxawaay ci la sànku ci la alku li ko dal yépp foofu la bàyyee ko waaye nag ci wet ba nga gis ne nag ndeysaan sunu maam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam moom xéewal yi mu am yëpp fii ci àddina ak alaaxira mi ngi ko bàyyee moom mi ngi ko bàyyee ko ci sami'na wa ata'na mi ngi ko bàyyee ko moom ci ba mu déggee ak topp borom bi subhanahu wa taala ba mu ko waxee lojal sa doom ji lam ca teg rek mooy danaa ko def ba mu ko waxee doom ji tam Ismaïl mu ne ko dooma gën a doon gor ci yàlla man tamit danaa nangu ñu def loolu fa lamma aslama kon dégg ak topp mbokk yi mooy buntu texe mooy buntu dund jàmm ci kaw suuf ak buntu texe alaxira. Mes frères et mes sœurs en islam, le fait de respecter cette alliance bâtie sur ces deux fondements, à savoir l'écoute et l'obéissance à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, est la porte de la félicité ici-bas, de la quiétude ici-bas et de la félicité dans l'au-delà. C'est ainsi que tous les malheurs qui sont arrivés à Iblis sont la conséquence de son refus de respecter cette alliance, à savoir d'obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui disant de se prosterner devant Adam. Par contre, toute la noblesse, toute la grandeur de notre patriarche Ibrahim alayhi salatu wa salam, et de son fils Ismaïl leur vient de ce qu'ils ont accepté d'être à la hauteur de respecter ces deux fondements de l'alliance quand ils ont accepté le sacrifice. mbokk jullit yi mu mel ni kon na loolu la ñu war a jàngee ci
koor bi nga xamee ni kon ñu ngi feddali sunu nangu jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye tam nga gis ne ndeke koor boobu nga xam ni borom bi subhanahu wa taala daf ñu ko sant ndeke doomu aadama yépp soxla nañ ko saasu ne moo xam-xam nañ ko moo xam-xamuñ ko wa an tasumu xayrun lakum in kuntum taalamun déggal alquran mu ne ngeen woor day moo gën bu ngeen xamoon kon ndeke suñu xamoon li nekk ci koor kenn du làqatoo benn ngant boo xam ne du ngant ci sharia ngir bañ a woor waaye tamit kon alquran lim ñu wax ne sant borom bi subhanahu wa taala sant na koor way gëm yépp ci kaw suuf ci jamono bu mën a doon moo lay wan ni képp koo xam ne rek jullit la soxla nga koor pour mën a xeex ak sa bànneexu bakkan ndax ku notul bànneexu bakkanam du mën a taxawee ci kaw suuf li yàlla bëgg du mën a texe àllaaxira loolu moo tax nag ndeysaan nga gis ne buñ seetee jubluwaay xikma bi nekk ci ginnaaw santaane koor mooy lan mooy taqwa teet sunu borom subhanahu wa taala danañ ci ñëwaat waaye taqwa boobu kay doomu aadama yépp ko soxla te koor bokk na ci li koy joxe loolu tamit bokk na ci liñ mën a firee li tax koor borom bi sant ko way gëm yépp ndax way gëm yépp dañoo war a jéem a bokk ci almuttaquun yàlla nañ ci borom bi boole ci ñi nga xam ne ñu ngi teet borom bi subhanahu wa taala di ko bàyyi xel. Mes frères et mes sœurs en islam, quand on médite sur la finalité qui est associée à la pratique du jeûne dans le Coran, à savoir cette vertu appelée taqwa, cette piété, cette vigilance spirituelle, alors on se rend compte que effectivement tout être humain a besoin d'une stratégie spirituelle lui permettant de dominer ses mauvais penchants pour être totalement libre d'être au service des missions que Allah subhanahu wa ta'ala lui a assignées sur terre et de pouvoir compter parmi les bienheureux dans l'au-delà. C'est pourquoi c'est cette sagesse qu'il y a derrière ce commandement du jeûne qui fait que ce commandement a été un invariant cultuel. Tous les croyants sur terre, quelle que soit leur époque, leurs prophètes, leurs livres révélés, ont reçu le commandement du jeûne. Parce qu'en tant qu'être humain, ils avaient besoin de cette pratique pour gagner le combat contre les mauvais penchants. mu mel ni nag kon mbokk yi loolu moo tax taqwa boobu nag ñu koy wut ci koor gi borom bi jox nu ci nag nuñ ko war a mën a amee mooy yëg-yëgu xiif biir ne la jox ma nga ne ko duma la jox yëg-yëgu sëy ne la jox ma nga ne ko duma la jox yëg-yëgu nelaw ak yeneen nga tëj bunt bi sa làmmiñ ak nga xam ne li mu bëgg rek mooy wax ju bari ak jëw ak werante nga ne ko nag dama woor du ma werante du ma jëw du ma def lenn nga koy def noonu di ko def noonu ba mu mat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan léegi nag l'islam ne la kon bu fekkee mën nga loolu ci 1 mois kon nag war nga ko mën ci at bi yëpp war nga mën a not sa bànneexu bakkan ci at bi yëpp ndax programme bi la koor gi defal nga respecté ko quotidiennement respecté ko pendant 1 mois loolu war na la jox élan spirituel boo xam ne boo génnee ci koor loolu ñuy wut ci koor tamit taqwa continuer di tàkk ci sa biir. Mes frères et mes sœurs en islam, donc ce qui est recherché dans le jeûne, c'est cette capacité à dominer ces mauvais penchants, n'est-ce pas, les désirs du ventre et du bas-ventre, n'est-ce pas, à refuser la servitude de l'âme charnelle. C'est pour arriver à ce résultat que nous avons été capables de refuser de manger, de boire, des relations sexuelles la journée, de laisser notre langue libre à elle, dans la médisance, dans la calomnie, dans les polémiques futiles, etc. Si nous avons été capables de cela quotidiennement et pendant 1 mois, alors nous avons reçu cet élan spirituel nous permettant de continuer à vivre pendant toute l'année avec, n'est-ce pas, l'exigence d'être à la hauteur de la taqwa. mu mel ne mbokk yi kon
taqwa boobu nga xam ni moom la koor wund mën nga wax ni sax mooy ndeyu jikko yu baax wala pas-pas yu baax ci biir lislaam moo tax alquran daf ko waxee anam bu ne alquran wax na ni ki làmboo taqwa mooy ki gën ci nit ñi kon bul ñee ku la ëppul taqwa waaye ku la ëpp taqwa na nga ko ñee jéem a mel ni moom jéem ko dab na alquran wax na inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen ci yàlla mooy ki gën a ragal borom bi subhanahu wa taala ki ko gën a teet xoolal loolu bu fekkoon société bi ñu ngi rawalante ci ku nekk gën a teet borom bi subhanahu wa taala ndaw société bu rafet imaginez rek la cité idéale c'est quelle cité? C'est la cité où il y a une compétition, n'est-ce pas, vers la crainte, vers, n'est-ce pas, cette vertu, vers la piété. noonu tamit taqwa boobu ak jara toppatoo ndax ki nga xam ni làmboo nga ko na nga xam ni borom subhanahu wa taala am na cofeel ci yow am nga mahabbatullah ndax borom bi moom yuhibbul muttaqin ku bëgg la ku am cofeel la ci way teet yàlla yi yàlla nañ ci borom bi boole noonu tamit ndeysaan képp koo xam ne yaa ngi teet borom bi subhanahu wa taala di ko bàyyi xel ba bëggoo dugg ci lenn bëggoo wax lenn bëggoo dox lenn bëggoo naan lenn bëggoo yéene lenn bëggoo jëfe lenn loo xam ne mën nga cee amee mbugalu borom bi subhanahu wa taala merum borom bi subhanahu wa taala ci lu mën a doon ci sa dund koo xam ne ci loolu nga nekk di ko jéem na nga xam ne borom bi subhanahu wa taala mi ngi ànd ak yow di la gunge ànd boo xam ne ànd koo keneen ku dul yow di nga am maayatullah di nga am maayatullah inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muhsinun di nga am maayatullah loolu doy waar la waaye nag loolu pour nga egg fa taqwa bi ngay jéem a dund moom ngay jéem a dund bi maana lépp loo xam ne borom subhanahu wa taala sant na la ko sa digganteeg moom ci nga wéetal ko lam la sant ci lu ñuy wax ibaadaat bu julli jotee nga jooxe ko na mu waree bu koor jotee noonu bu azaka jotee noonu waaye tamit lépp lu mu la sant sa digganteeg sa bopp ak sa digganteeg nit ñi ak sa diggante sax ak mala yi lu ci nekk nga góorgóorlu ba bu la yàlla vérifié woon ne foo ci toll du fekk yaa nga ci mooy la mu bëggoon kon taqwa boobu mi ngi ci yow yàlla nañ ko borom bi defal. imaginez nag société boo xam ne ku nekk ci loolu lay jéem ku nekk métier bi mu am père de famille bi mère de famille bi imam bi médecin bi gouverneur bi ministre bi kii gère argent public bi lu mën a doon ku nekk fekk la ngay def rek yaa ngi ci bàyyi xel nan laay fexee am ngërmande yàlla ci lii ma nekk nan laay fexee mucc ci merub yàlla ci lii ma nekk noonu tam ndeysaan ndekete am na loo xam ne ñu ngi jàpp ne lu sori la di ko wut wala ñu koy wut ci ay sant wala di ko wut ci ay yére wala di ko wut ci ay melokaan fekk nde yow ci biir la jege nañu buñ ko bëggee am rek mooy lan péeteeb yàlla boo bëggee bokk ci awliyaullah ban jullit moo ci bëggut a bokk taqwa borom ne in awliyaahu illa almuttaqun mu ne ñii rek ñooy péeteem mooy ñi ragal yàlla ñi teet borom bi subhanahu wa taala ndeysaan xoolal taqwa boobu borom bi subhanahu wa taala mu ne ku lamboo taqwa boobu danaa la may xam-xam boo xam ne duma ko may ku amul taqwa ittaqullah wa yuallimukumullah xoolal ndeysaan taqwa boobu borom bi subhanahu wa taala mu ne ku ciy yar sa bakkan di ci sonn borom bi ne danaa la jéggal say njuumte say bàkkaar danaa la ubbel foo xam ni foogoon nga ni lépp tëju na ma ubbil la wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib celui qui craint Dieu qui est vigilant spirituellement parlant alors Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui donnera des issues insoupçonnées il lui ouvrira des portes insoupçonnées qu'il en fera son allié qui lui facilitera toutes ses entreprises qu'il l'aimera, qu'il l'agréera et qui sera compté parmi les meilleures personnes.
mu mel ne kon mbokk yi noonu la su ko defee kon loolu la ñu alquran doon jàngal kon ñu góorgóorlu làmboo taqwa boobu donte woon koor dem na waaye taqwa moom du mës a dem ndax mooy li nga xam ni moom la ñuy jéem a am ba ñuy faatu nekk alquran koor kon daf ñu doon rek jox méthode bu ñuy dimbali ci ñu am taqwa kon nag mbokk bi bul jaawale méthode bi ak fin bi ñiy jaawale méthode bi ak fin mooy ñi nga xam ni koor jeex na rek wala sax jeexagul sax ñu jeexal ko ci seen bànneexu bakkan dañu jaawale méthode bi ak fin bi ndeysaan mooy ñi nga xam ni bu ñu naan dañuy séntu ñoom ñu ngi naan cet après-midi on vous donne rendez-vous xaw ma fan ak pour ay nangam ak nangam xam ngeen li ma bëgg a wax su ko defee mbokk yi nga gis tamit nekk koor xoolal ni mu lëkkaloo woon ak alquran koor mooy anniversaire u alquran humanité bi bu ñu xamoon luy alquran weeru koor bu nekk ñëpp dañuy taxaw di ci jaamu yàlla donc parce que c'est le mois anniversaire de la descente du Coran et le Coran ce n'est rien d'autre que la guidance le dernier appel que Allah subhanahu wa ta'ala a lancé à toute l'humanité et à tous les djinns. Donc le mois de Ramadan c'est le mois de la guidance de l'humanité kon weer boo xam ni la ci la borom subhanahu wa ta'ala wàccee li nga xam ni muccub doomu aadama jàmmub doomu aadama ci kaw suuf ak muccam alaaxira ci la aju mooy lan xam alquran jëfe ko kon nag weeru koor dem na mais est-ce que dafa yóbbaale alquran déedéet weeru koor kay ambiance la woon rek bu alquran ak sunna créé pour que ñu gën a bàyyi xel ci alquran di ko gën a nafar di ko gën a settantal di ko gën a jàng di fekkee tafsir yi ak yu ni mel waaye loolu yëpp pour lan la du pour weeru koor gi yóbbaale ko alquran daf fii sax weer bi day dem alquran daf fii sax ak ñun bu ko defee nag ñu continuer nag jàng alquran boobu di ko nafar di ko dundee rawatina di ko dundee ndax alquran ak bëri ay tur ak bëri ay melokaan tudd na alkitab tudd na alfurqaan tudd na alzikr dégg nga tudd na lu bëree bëri am na tamit ay melo yu bëri ay sifaat yu bëri rahma la bushra la shifa la ba mu jeex waaye boo seetee ba seet bu fekkee yooyu jàppaloo ko ñu ne la alquran lan la neel alquran daal luy gindi la gis nga melokaanu hudan boobu boo ko jàppee jàpp nga lépp inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam kon nag nafar boobu ñu doon nafar alquran nañu góorgóorlu mbokk yi ba buñ génnee ci weeru koor tam ñu xam ne alquran lépp lum ñu gindi ci lépp rek noonu la inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam ce Coran vous mène vers la voie la meilleure kon alquran lu mu ñu gindi ci économie ne bàyyi leen riba def leen nii loolu moo gën lu mu ñu gindi ci jikko ne jikko yi moo baax jikko yi baaxul loolu moo gën lu mu ñu gindi ne famille mooy góor ak jigéen loolu moo gën lu mu ñu gindi ci lu mu mën a doon kon hidayatul alquran ci lu mu mën a doon loolu moo gën kon loolu la ñu war a jàppee alquran mais bu ñu ko jàppee rek benn téere bu am solo rek benn mbir boo xam ni arab yi dégg arab sax mënuñ koo bind wala mënuñ koo wax ñu def ko ay folklore ak yu ni mel déedéet dañ ko war a def mode de vie dañ ko war a def benn guidance benn viatique noonu tamit mbokk yi ñuy jeexalee leçon yooyu ñu war a jëlee ci alquran ci weeru koor xoolal ndeysaan solidarité bi koor feeñal nangoo dimbaliwaate alquran nañu du ma leen wax rek na ngeen dimbali ki ngeen tane waaye dama bëgg ngeen yëg xiif ak mar ngeen yëg ko pendant 29 jours pendant 30 jours ci journée bi muy dajeeg saison yëpp pour nag bu ngeen rombatee koo xam ni wala ngeen yëg koo xam ni loxoom jotul gannaawam ngeen sawar ci dimbali ko ndax dund ngeen ko saa su ne dama koy wax yéen saay ci ay jataay ma ne waaw ñi nga xam ne dañ naan dañuy combattre la famine insécurité alimentaire ndeysaan bu ñu def seen réunion dañuy def pause café ba bay géex lu ne ñu lekk ko lu ne ñu naan ko ne ñu ngi xeex l'insécurité alimentaire ma ne leen woor leen su ngeen wooroon kenn du leen njëkk ci appliquer programme yi du ngeen ci lekk dërëm woor leen ngeen xool ndeysaan soo waree bis bi rek xiif beeg mar bi nga yëg ni nit xiif na di nga xam luy xiif nga yëg ni nit mar na di nga xam ne luy mar moo tax ndeysaan xadisa qudsi bi wax ne yawmal qiyaama borom subhanahu wa taala dana jege si benn jaam ne ko jege si ma mu jege mu ne ko yow ma xiif leeloo ma joxoo ma lekk
ma mar nandaloo ma joxoo ma naan ma rafle woddoo ma pour xale yi nga xam ne dañuy wodd du pour jigéen wodd mooy sol yére rek sol yére nangam ak nangam ma réer jàppale woom mu ne waaw yàlla yow mii yàlla nan laa la mën a defale yow manqué woo dara anta xaniyun anil alamin yow yaa ñu wax loolu yàlla ne ko waa yow yëgoo woon ne fi nga dëkkoon amoon na koo xam ne xiifoon na te dimbali woo ko mu ne yëgoon naa ko kay diw nangam wax dëgg yàlla yàgg naa jéem nag xam nga loolu nag mooy problème bi yàgg naa ko programmé nag il faut que ma jàppale il faut que je fasse quelque chose pour lui non j'y réfléchis je vais le faire ma voyagé te ñëw rek et cetera ba ndeysaan nga génn àdduna te defaloo ko dara fekk mënoon ko defal lu bari ñaata yoon la ñuy dal loolu ñaata yoon ay ndeysaan ak bëri ko faatu fii ak bëri yéene yu baax yu mu bëggoon def borom bi ne ko soo ko joxoon mu lekk mën nga jox soo ko woddoon mën nga solal aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril mu'minin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala ashrafil mursalin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin wa daa bi da'watihim ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ne moo ñuy wax ci alquran ci suratul baqara verset 173 mu ne ñu ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim innama harrama alaykum almaytata waddama wa lahma alkhinziri wa ma uhilla bihi li ghayri llah fa man itturra ghayra baaxin wala aadin fala isma alayh inna allaha ghafurur rahim lii ma la jàngal nag di nga fekk lu ni mel nga xam ne atte yi ci bàyyeekoo yëpp ci aay yu mel noonu la bàyyeekoo di nga ko fekk tam ci suratul maida muy surat 5 verset 3 di nga ko fekk tam ci suratul al an'am les bestiaux muy surat 6 verset 119 di nga fa fekk lu mel nii ko defee aaya bi ndeysaan boroom xam-xam yi dañ ci jëlee ay atte yu bare yu bari alquran du pour rek musluwaay ak oustaz jàppale ma ci poste bi ma bëgg ak ban saar lay xooj naan ak ban ak nangam yooyu yëpp daal donte woon am na ci dimension alquran dimension de protection mystique boobu am na ruqiya bi dëgg la am na ci alquran shifa bu fekkee ku ragal yàlla xam alquran moo la koy defal waaye nag alquran atte yi ñu ci jëlee pour di ko dundee pour xam suñu dugganteeg yàlla nu mu war a tëddee ak suñu dugganteeg suñu bopp ak nit ñi loolu nag moo tax a jóg dëgg alquran leneen ci alquran warut a ëpp doole loolu su ko defee moo ko borom xam-xam yi dañ ciy jëlee ay atte gis nga aaya bi li ñu wax araamal nañ ci yéen médd ak deret ak yàpp mbaam xuux ak lu ñu rendi ci turu leneen lu dul yàlla mu teg ci nag daal ne fa man turra gayra baaxin wala aad waaye koo xam ne nag da nga nekk ci xat-xat am lu la ëpp doole waaye jubluwoo ci féttërlu ak génn topp ak jéggi li nga soxla kooku nag moom lii ñu xaraamal te njëkk koo tudd loolu teggeeku na ci moom fala isma alay du am bàkkaar bu jëfandikoo lii nga xam ni tere nañ ko ci moom ndax ngant bi mu am mu dolli ci nag inna allaha ghafurur rahim moom yàlla baalaakoon la yërëmaakoon la xoolal aaya bi rek xoolal fondement droit islamique nu muy feeñee ci aaya bu mel ni ak yeneen kon fiqul islam du lu sew lu doy waar la kon ñi nga xam ne dañ foog ne droit islamique ay kii la nii rek nangam ndeysaan am na ñoo xam ne Sénégal fii lu ñu jàppee droit islamique mooy yenn ahkaam yi ci ibadaat yi bu sa njàpp tojee lii nangam am na ñoo xam ne loolu rek lañ jàng foo leen wax ñu ne moi j'ai fait le droit islamique kenn amul lu ñu may jàngal j'ai pas de leçon à recevoir des imams et des oustaz dañu bari wax j'ai fait mes humanités islamiques loolu la ñu tuddee fiqh de mooy li ñuy jàngal mukallaf xale bu am 16 ans ni muy jàppee ni muy wooree bu jàkkam tojee nangam ñoom loolu ne benn livre bu am 20 pages loolu la ñu tuddee ndeysaan ñoom day droit islamique bon xëy na tam ñoom ñàkk a xam ak dëgër fit moo leen ci dugal waaye tamit oustaz yeeg waxtaankat yi xëy na ñoom tamit ñoo dul feeñal bu baax dimension droit islamique yi ba ñoom tam ñu foog ne loolu la ñun tam nañ def suñu autocritique xoolaat discours bi waaw ñun tam fekkee li ñuy wax tam dafa gàtt xóotul ñewul bu ko defee ñeneen ñi tam am luñ ci xaw a diingat
ala kulli xaal soo bàyyee aaya bi da ngay gis xool alquran ni mu ko traité dafa cité li nga xam ni araamal nañ ko ci wàllu consommation ci wàllu consommation kon araamal nañ médd deret yàpp mbaam xuux ak lu ñu rey ci tur lu dul yàlla waaye nag mu dolli ci sur le sang fa ma ni turra gayra baaxin donc nag koo xam ni contrainte am na ci yow en ce moment du doon bàkkaar nga jëfandikoo lii kon bu ko defee te loolu lu tax mu am parce que yàlla baalaakoon la yërëmaakoon la donc mes frères et mes sœurs ce verset là nous dit énonce clairement ce qui est interdit en termes de consommation à savoir la bête morte al-mayta le sang la chair de porc et ce qui est immolé sacrifié au nom d'autre chose que Dieu. Mais le verset poursuit, celui qui est sous contrainte, n'est-ce pas, mais qui n'est pas mu par l'intention de se rebeller contre cette interdiction, n'est-ce pas, et qui ne transgresse pas, c'est-à-dire qui se limite à ce dont il a besoin, parce qu'il est sous contrainte, alors nul grief, il n'a pas de péché à consommer ce qui lui est interdit selon son besoin. Pourquoi? Parce que Dieu, n'est-ce pas, pardonne, parce que Dieu, n'est-ce pas, est miséricordieux. Regardez le contenu de ce verset et regardez qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset en matière de droit islamique. C'est extraordinaire. Alors su ko defee nag boroom xam-xam yëpp ci aay bu mel ni ak yeneen aay yu mel nii la ñuy basé wu te lii ma lay wax tamit mooy li nga xam ne mooy ballee ci colloque yi nga xam ni ulama yi dañ fay daje ulama monde bi yëpp Ligue islamique mondiale am na benn académie mondiale de fiqh bu fa nekk boo xam ne bu ñuy dajee dañuy préparer communication yi ak thèmes yi jox ko ulama yi gën a mag ci monde bi ku nekk ñu ne la bindal ni nga ko gisee loolu yëpp la ñuy dajale joxat ko beneen comité yeneen ulama ñu jàngat ko ñu choisir ñi seen bind gën a dëgër ñu dajawaat ci beneen colloque seetaat ko ci seen biir doog a génne ay résolution daal ne atte l'islam ci lii la atte l'islam ci médecine lii la atte l'islam ci lii la boo xamul loolu noppil mais nag wax dëgg yàlla islam xam-xam bu rëy mooy mën a wax ak moom kon colloque yooyu matières yooyu yëpp dañ ciy discuter résolution yooyu ku ko soxla boo demee da nga koy gis boo demee ci Ligue islamique mondiale ngi dañ la jëndal ay téere yu day nii ay volume masala bu nekk dañ koy seet fu nee lañ koy jaaree lu ci ñëw ci aaya ñu indi ko lu ci firikat yi wax ñu indi ko lu ci hadis ñëw ñu wax ko mazahib yi luñ ci wax Shafi'i ñu indi Malik ñu indi doog a génne ay résolution ne ulama yi mi ngi nii seet leen ko loolu du ay caaxaan loolu moo tax nag question yu mel nii ay question transfusion de sang don d'organes greffe d'organes ay question de contraception ay question de procréation assistée ak yu ni mel ay quelques questions de calcul astronomique bii ñuy wax loolu yëpp ñu ngi koy jàngat di ko teg ci xam-xam loolu nañu moytu rek di ci wax li ñu bëgg a wax wala di ci waxee anam boo xam ni day doy waar nañ ci waxee xam-xam te waxee ci xam-xam mooy dem ci téere yi ak ulama yi li nga xam ne moom lañ bind mu nekk li umma bi war a jëfandikoo loolu jar a bàyyi xel su ko defee kon yii ñu fi tere yëpp bu fekkee nit ki dafa nekk ci danger de mort day daggan ci moom ba loolu jóg fa loolu mooy règle bi nga xam ne droit islamique daf koy établir te ci lu mel nii lañ koy établir donc ñi foog ne droit islamique ay waxtaan la nii rek benn Ahmed Kanté daal moo jékki-jékki bind benn règle daal ci bànneexu bakk na ci yu mel nii la jóge mooy yàlla moo ne lii tere naa leen ko waaye ku am ngant nga jëfandikoo ko ndax dama leen yërëm kon atte droit islamique ci yi lay jóge bu leen foog ne ay waxtaan la nii rek déedéet ci yi lay balle ko ak ay hadis ak ay asar ak ay yoo xam ni saxaaba yi dañ ci juboo donte woon doo ko fekk ci alquran waaye ñoom seen xam-xam ak li ñu doon dund ñu ne nangam ak nangam l'islam noonu la xóotee du lu woyof loolu nag foofu la règle boobu jógee ad darurat tubihul mahdurat loolu règle la ci droit islamique te tam règle la sax ci constitution yu civilisé yëpp dañ koy wax contrainte moom day lever l'interdit droit islamique fekk leen foofu nécessité de survie autorise l'interdit loolu moo tax ku xiif medd rek nekk fi nga lekk ci li nga soxla koo xam ni tamit nangam ak nangam nga def li nga soxla kon koo xam ni dafa nar a faatu ñu may ko deret koo xam ni dafa nar a faatu am keneen ku faatu te ñu am autorisation ñu jël benn organam jox ko wala yu ni mel wala procréation assistée nga xam ni jëkkër beeg jabar bi dañu am jafe-jafe ci am doom fekk liñ leen di defal seen ñaari ndox la islam du ko tere
li islam di bañ rek mooy nga jël ndox ci keneen ku dul jëkkëru ndaw si wala ndox ci beneen jigéen bu dul jabaru ndaw si nga boole ko mais bu dul loolu rek pratique médicale yi nga xam ne yëpp mën nañ ko def dans le cadre du couple islam da koy bàyyi ak chercheurs yi da koy bàyyi ak chercheurs yi da koy bàyyi ak chercheurs yi principe éthique boobu rek lay teg mooy na nekk ci couple bi kon nag loolu la beneen bi tamit mbokk islam du atte droit islamique du atte mukk ci foog naa yaakaar naa mënuloo gis nit muy dox nii rek nga ne xëy na lekk na riba subhanallah xëy na démb naan na sàngara subhanallah bu dee loolu kan mooy mucc ci ñun man da ngeen xam lu ma lekk ci suba doog fee ñëw xutba da ngeen a rafet njort ci man rek heureusement man it ma rafet njort ci yéen kon nag noonu la sa boroomu jullit léegi génne 1000 francs ne la sëñ bi maa la ko baaxee comme ni ngeen koy defee yéen saa fi ñu xutba ba pare yéen saa yi nga ñëw jox imam bi 1000 francs imam bi xeebu ko de parce que yéene bi la set yaa ngi jóge fële xamul la sax mosu leen ci nga ñëw jënde 500 francs jox ko 100 francs sax da koy jël ñaanal la mais imam bi dafay nekk naan 100 francs bi xëy na waa ji da koo jëlee ci yëfu jàmbur subhanallah dama koy jël ma dem léegi paas ci wala ma dem lekk ko islam moo woyefe noonu islam moo silvisé noonu bu dul loolu dina metti lool day doy waar kon nag bu ñuy àttee di wax ne nit bu defee nangam su defee nangam su ko defee it mbokk yi masala nit jël na riba loolu terewul bu fekkee ni la mu lekk moom daggan naa lekk loolu mu lekk te mu daggan na lekk loolu moom yow nga lekk ci moom mu lekk ji loolu du def riba bi ci sa deret wala ci deretam déedéet du def riba bi ci sa deret wala ci deretam déedéet waaye taxawaayu nangu riba loolu la ko yàlla di àtte loolu la ko yàlla di àtte bu dee loolu ustaas yi imaam yëpp nii daanaka dootuñu ñeme tàllal seen loxo fenn wala liggéey ñu fay leen parce que nit ñi fu ne la ñuy jëlee alal te doo fa nekk di vérifier ku nekk nga naan ko est-ce que du riba nga liggéey doog am xaalis bi doog ma ko jox ak nangam kon nañ moytu yu mel noonu teengal yu mel noonu day indi lu doy waar te tam day tax image ul islam doy waar lool ko defee képp koo xam ne nit nga da nga naan lii mënuma cee dugg dafa xat lool kon nag yooyu yëpp ay erreur la su ko defee colloque islamique yëpp d'accord nañ ci loolu condition éthique yi rek daal mooy loolu mooy dañuy fexe ba bu dee don d'organe wala bu dee transfusion de sang wala tam dialyse boo bëggee tere dialyse parce que xëy na deret bi dana doy waar de su ko defee yooyu yëpp l'essentiel mooy condition éthique bi nañ ko mettre en place ba ñu bañ a lor ki nga xam ni day joxe wala nangam wala jënd ko ci moom ci alal wala jaay ko doole yooyu yëpp boo demee ci àtte l'islam yi dañ la koy indil beneen bi boo demee ci xam-xamu médecine ak biologie di nga gis ne benn nit lekk lu aram masalan mu lekk mbaam xuux wala mu naan sàngara taxul loolu des ci deretam moo tax imaam yi oustaz balaa ñu àtte ci dara ci yooyu rek nañ laaj borom xam-xam ñi xam foofu parce que xam nga ni biologistes yi xam nañu ne le sang se renouvelle comme tous les tissus de notre organe de notre corps même sa yaram bi ngay gis nii day xombeeku ndax day beesaat kon amul lenn loo xam ne dafay nekk nii tout le temps noonu tamit deret bi tam day beesaat kon benn deret bi nekkul ci nit ki tout le temps gis nga loolu est-ce que yaa ngi bàyyi xel loolu xam nga nu ko biologie tuddee hématopoïèse da ko biologie tuddee hématopoïèse c'est le processus de renouvellement du sang c'est-à-dire kon deret lu ci nekk rek day mujj beesaat kon nit ki lekkul dara rek nga ne léegi dafa naanoon sàngara démb léegi sàngara boobu day des ci deret bi déedéet ndax deret bi dafay beesaat ndax muqueuses yeeg yooyu yëpp dañuy renouveler wu di beesaat globules yi dañuy dee yeneen yu bees juddu kon moo tax yaramu nit en tant que tel rek du problème bi mooy nañ ci bàyyi xel bu dul loolu rek ñu juum ci lu ñuy àtte su ko defee mbokk yi ñu jeexalee rek wax ni boo seetloo taw yi commencé nii commencé na indi ay dégâts yu bëri xam nga lu may ragal te foog naa ñu bëri ci tam ragal nañ mooy que affaire campagne bi nar a commencé bu ñu duggee ci seen campagne bi rek ñu fàtte population yi te taw yi commencé def ay mort di màbbal ay bâtiment dama ragal ni ku demoon ANACIM tey laajte ñu wax la ni suñu nawet bi mën na ànd ak taw yu bari yu ànd ak doole suñu toppee campagne politique bi bañ a mettre les systèmes d'alerte précoce en place dimbali population yi surtout dans le monde rural ak li ñuy tuddee banlieue entre guillemets dama ragal ay catastrophe am ci réew mi maa ngi interpeller les hommes politiques surtout le gouvernement bu ñu fàtte population yi gestion de risque bi taw yi ni mu commencé nii xeeñu luy neex
nañ leen dimbali ndox mi bu bëree day doy waar nañ leen dimbali mettre en système d'information ñu teg ko en place service technique ñu teg ko en place plan Orsec nangam mu nekk ay këyit rek c'est des questions de vie et de mort bu ñu toog fii Dakar rek poste député laa bëgg ana sama liste ana sa liste ana sama liste 47 liste d'accord ma ci fekk nit ñaa ngi dee ci àll bi ak ndox man de ragal naa ko xaw ma ndax ragal ngeen ko yéen allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al kufra wal fusqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين